asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokku internet yëpp juste dañuy def ay précision rek nuyoo bi jarul muy gudd ndax farata daf ñuy xaar te yàlla ngi dogal Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha ñi ñu yar ñëpp amuñu jot xëy na li ñuy def nii aussi du tontu waaye juste dañuy indi ay précision ak ay leeral pour ñi nga xam ne dañu nar a lëndëmal seen xel bañ nar a gëm lu dul dëgg ñu teel a sellal seen xel ci lu dul dëgg kanta ki wax nag dañu wax ni maam Cheikh dafa jàngale li nga xam ne mooy kilifawu Serigne Moustapha Sy te benn njaboot bu dëgg bu ko amoon ñu ni Serigne Moustapha la dafa wax ni ñetti façon tontu moo am tontu benn bi jamono moo koy def benn bi nit moo koy def benn bi martaba nitu yàlla moom moo koy def te ki wax nag ñetti tontu yëpp dafa wàcc ci kawam jamono fenloo na ko nit fenloo na ko martaba nitu yàlla alak na ko ndax alak moo tax ñu téye ko otage ba di ko wax loolu lim ko wax te itam dinañ wax otage bi fan la amee ak lan moo tax muy réagir ni à l'endroit de Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy donc loolu la ñu bëgg wax tuuti rek. jërëjëf Abdourahmane ma rappelé ne di njaboot ci góor gi Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha Sy fas yéene indi ay leeral comme ni ñu ko waxee léegi donc Abdou dañu dégg moom Abdou mu wax ba ne daje Ashura bi Serigne Moustapha woo ñëpp Tiwaawan dëkk bu toll nii Tiwaawan ne waxtaanee fa xam-xam loolu ban leer na ci mu ne waxtaanee wax dara jëm ci wàllu xam-xam. wallaay sañ na ni waxtaanee wuñu xam-xam ndax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane sunu maam dafa jàngale ni léeg-léeg am na ñoo xam ne nitu yàlla dina leen jur même yenente sax waaye du ñu doon ne ci moom lu dul aw sant ma wax ni Abdou Sarr moomu di wax. nañu wax parcours am ci wàllu daara fan la wala lan la jëlee ci maam Cheikh Ahmed Tidiane si wàllu leer wala ci wàllu xam-xam amul lenn lu profité ci maam Cheikh jël bi mu jël santam pour yokk ay business am te loolu moom moo ko dugal ci lii lépp ndax ni doomu Serigne Cheikh la profité ci ay business am complété ak état di def marché gré à gré ci turu entreprise am kon kooku daara du ko mën a xam. waaye li mu bëgg wax ci loolu mooy daje Ashura bi daara bu ko ëpp ci Sénégal à ce moment ak actualité yi fi am amul pour lan danañ ci jël ñaar rek mooy li mu wax ni yaakaar bu jeexee ci dundu nit dara desu fa te yàllaa ngi dogal daje Ashura la am na ñaanu tamxarit dañu def ñaanu tamxarit yi moom mu soog a génn mu jël ko exemple ci liñ doon ñaan ci tamxarit bi mu ne ku jàng ñetti baat yi ni'mal mawla ni'mal nasir hasbunallahu wa ni'mal mawla ni'mal wakilu ni'mal mawla ak ni'mal nasir mu ni ñett yi ku ko jàng ba pare di ñàkkati yaakaar ci yàlla jaratul ngay dund mooy lan sa lépp yàlla nga ko dénk sa lépp sa ndimbal booy aju ci sa dund ci yàlla nga ko yaakaar képp kuy yilif nit man koo jariñ man koo taxaw ci yàlla la daje mu ni loolu ku mu dajewul ci yow jaratul ngay yaakaar waaw loolu ndax fii 10 ans mën nañ koo décortiquer ba dégg ko beneen bi ci des mooy mu jàngale fi catégorie nifaq yi am hypocrisie yi am te moom war nañu wax nag bu ñu paree ci ñeent yi mu wax ci ban catégorie la gis boppam wax na ne nifaqul kuffar dafa am nifaqul mushrik dafa am nifaqul xaa'in dafa am nifaq yooyu mu nga xam ne dajale na ko wax ko mooy xeetu naafiq yi nga xam ne moo sonal Sénégal boobu benn la ci pour wax ni daje bi loolu parce que temps bi mënuñu may de waaye wax ni loolu daje daara la kan ci Sénégal moom mën a catégoriser façon nifaax yi am anwaa nifaax yi am amugul boroom xam-xam bu ko mës a sumb ci Sénégal moom nag ci 5 minutes jàngale na ko ci. beneen bi ci des mooy li mu wax ni ci civilisation bu ñu koy commencé dafa am yu ñu war a jiital yu mu bokkul ak civilisation yi ñu xam mu ne nañu civiliser ruux yi nañu civiliser nafs civiliser fitra civiliser atifa mooy nit ki nga civiliser sa ruux bi nga xam ne lépp lu dox sa diggante ak sa borom ci la aju nga civiliser sa bakkan bi nga xam ne moom moo gën a jege yaramu nit ba pare wala collaborer ak ruux pour nga mën a développer jëm ci sa borom boo paree na nga développer sa nature nga civiliser ko te mooy fitra bi ndax ci lañ juddoo bi si des mooy nga civiliser nag say sentiment malheureusement ñoom la góor gi doon jàngal ndax ñeenti civilisation yi bu ñu ci amoon dinañu changer seen doxin te loolu moom moo jur beneen bi am te waxuñu ci
mooy ñaari rëy yi mu wax rëyu protocole ak rëyu fitara ñoom rëyu fitara la ndax wax naa ko léegi jàpp ni nangam nga sant ba jàpp ni am nga noo war a mel te malheureusement la dignité ba foofu war a am amu ko vertu ya amuloo ko lu dul sant ba jëloo ko fa kooku rëyu fitara passé wu ko rëyu protocole bi nag mooy ñi ko ngemb ci ginnaawam état la yaakaar ba ñu ngemb ko ñoom ñoo koy digal li ñuy def moom la ñu def pion di ko defloo di ko waxloo xanaa foofu la ak ndof commencé fu ñëpp tase ñoo xam ni yaa leen gën bàyyi yaa leen gën maam gën leen maamaati maam nga ñëw nangu jël ndax alal ñu nangoo jël di rek ndox foofu la commencé donc dof nag ñun nag ñi Serigne Moustapha Sy amuñu sax une minute bu ñuy perdre suñu temps ci dof waaye encore une fois dañuy leeral pour ñi xamul mais pas pour ki wax donc kon loolu moom bu nekkul daje daara nañu xam ni l'islam yàlla sunu borom amatul daje daara ci kaw suuf kon yàlla na fi jëlee mbindeef yëpp ñu dem ndax lu ko fiy jëriñate amatul donc loolu moom loolu lañ ciy wax. jërëjëf ci leeral bi moom de da ngay yëg ni Serigne Moustapha moom nit ku nekk mën nga ko jëm a jaar fu ne waaye ba mu des daara ndax léppam daara wax dëgg yàlla. ñu déggaat rek ci wax bi mu wax mu ne ca Serigne Moustapha ñu ko jàppee ci prison ba dañ doon yónni ñoom ngir ñu dem ci maam Cheikh ndax maam Cheikh jox ko li nga xam ne moom loolu sëñ Babacar joxoon mu nekk wax joo xamante ne jaxasoo na kenn xamul nu mu demee noonu loolu ban leer ngeen ci mën a incohérence bi ñu ngi commencé lan moo yóbbu Serigne Moustapha prison xanaa am na loo xam ne de sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane mi ñu xam ci ngor xam ko ci honneur xam ko ci fidélité am na loo xam ne ku ko wax jëme ko ci endroit am sax ñàkk koo xam ak ñàkk ko xorma la doon ndax Serigne Moustapha défendre maam Cheikh bi ci gën a garaaw bi déclenché affaire bi dëgg-dëgg bi ñu koy bind pourtant Serigne Moustapha nekku fi bi ñuy def les magouilles di Cheikh Tidiane de Cheikh Tidiane Serigne Moustapha nekku fi woon mi ngi ko fekk Arabie Saoudite fa la ñu ko yónnee coow li fi xew wan ko journaux yi mu ni balaa ma ciy réagir xam lu xew dem ba egg pourtant nag booba ñoom ñëpp ñu ngi fi toog dama ni booba ñi Serigne Cheikh amoon sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane si ñi tuddee seen bopp ay doomam Serigne Moustapha nag du doomam dinañu wax lu tax du doomam après waaye du doomam ñoom ñëpp ñi ngi fi kenn réagirul kenn amul fitu affronter loolu mu dagg voyage am ñëw uniquement pour régler dossier bi def ci investigation boppam def ci enquête boppam ba wax li xew mu ni ñi fi bind sax duma awma seen jot ñeneen yónnee laay jënd mu dem commencé ci Abdou Diouf dem Thiès 93 l'islam le monde et nous développé la fa lam fa développé fa 3 crises yam fa développé ba pare wax ki ñiy digle ni Serigne Cheikh dafa am ay magu yi ñoom ñooy magu yu mag yi ñoom ñooy hypocrite yu mag yi ñoom ñooy saay-saay yu mag yi ndax Abdou Diouf ma leen jiite booba ma nga ëmbal benn jarbaatu Serigne Moustapha Cissé bu Pire ëmbal ko ñu di ko rawale pour bañ mu xam ko ñu doon ko rawale pour di ko yàqloo ëmb ba koo ko jaare fa ñàkk bakkanam ñu doon nëpp loolu Serigne Moustapha dem ni ko tànnil ci public ba ñëpp di dégg loolu moom moo fay coow la moom mu nangoo jël coow li pour lépp luñ doon teg di ko yàq deru Serigne Cheikh en tout cas nag daal moom nag kantaan moom ci jëmmu boppam lu ko ci fekk baax na parce que fier na ci am kilifa gu toll ni Serigne Cheikh fier na ci défendre dignité wu Serigne Cheikh ba lu mu man ndax Serigne Cheikh bu génnoon ci moment boobu wax nit di waxal boppam dafa jafe ndax dañ koo tegal waaye nag bu amee ku la mën a waxal la lu raw li ñu teg sa der te du dëgg lépp di ay fen nga dem nga indi loo xam ni dëgg la jundul weddi nga teg ko su boobaa nag dinañu xam ni kii kat am na ku ko taxawal donc ñoom boobu war nañu poser la question fu ñu nekkoon bi ci des bi ñu nekkee ci prison bi moom mii di wax moom Ñoxor Njaay mii di wax na wax seen tabaski ba leen fekk ca kër ga la leen maam Cheikh def ñu teg seeni palaat yàpp di noos góor gi seen na Cheikh génn fekk leen fa ñuy noos di waxtaan comme si que dara xewul mu kàjji palaat yaa ak seen yàpp yéen doon lekk yëpp teg na leen ni leen du ngeen gor yaa nga ca prison ba yéen ngeen dajaloo fii ci kër gi naan da ngeen di lekk yàpp kenn du fi lekkee yàpp nañu wax lan moo tax maam Cheikh depuis que Serigne Moustapha ne ci prison bi ba bi mu génnee lu tax changé wul habillement benn blouson lay sol ko wax mu ne dama koy honoré dafa ko hommage ci Serigne Moustapha ma nekk ci prison bi est-ce que loolu méngoo na ak ñu ne da nga nekk ci prison bi ñu lay yónnee bi ci des mooy Serigne Cheikh sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane mag ñi dañu ko jox li ñu ko jox pour moom bu paree daf koy joxewaat kenn ku ci ne li nga jox te mooy fardu jaamia bi mooy nga doon Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono bi ñu la déterminé bu jeexee da ngay jël keneen jox ko sunu maam Cheikh mësu koo laaj sunu maam Serigne Babacar Sy bi mu waxtu ba jotee Serigne Babacar Sy jumaa la jóge wóolu ko mu ñëw
mu ne ko li ñu ma wax pour ma jox la ko mi ngi nii wax si yebaa ni jox naa la keroog ba mu jotee tamit Serigne Moustapha daf ko koo jël te nettali na ko ci gàmmu ji passé nee na bi mu koy jël sax jour bi muy mat Serigne Cheikh yëgu ko moom moo dem yëg ko mu ñëw di ko nettali mu ne ko nu mu ko demee mu ne ko bi xattee an nuuraane te mu naan sax ma ngay wane kanamu tukkulóor bi pour wan ne rek bu yëgoon mu jaar mu kon loolu mënu ci dara bi ci des mooy nee na réservation bi Serigne Cheikh bien nee na réservation Serigne Cheikh turandoo moo ko defal moo ko jëlal boppam waaye nee na moom Serigne Moustapha sunu maam Serigne Babacar Sy moo ko defal réservation preuve bi mooy ñaata sëtu Serigne Babacar Sy ñoom ak Serigne Moustapha ñaata ñoo ko gënoon a jege lan moo tax sunu maam Serigne Babacar Sy mësula nangoo wéeta kenn ci xalwa ci ay sëtam ku dul Serigne Moustapha Sy te lii ñuy wax sunu maam Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin moo ko nettali moo ni témoin na ñetti yoon yoo xam ne moom moo témoin ni bu Serigne Babacar Sy demee bay dugg xalwa daf ko naan demal indil ma Moustapha mu dem gàddu ko ndax booba ndaw la tout tànk la mu dem jëli ko mu fanaanoo moom ba bët set mu dem kon balaa ngay weddi wilaaya Serigne Moustapha d'abord weddil wilaaya maam Cheikh Al Khalifa ku ko weddiwul mënoo ko am moom sëriñ la masa taxaw dénk ko défier ko li mu koy défier kañ nga may demal tool moo tax lu mu wax delloo ko donc loolu cër boobu Serigne Moustapha nekkul lu mu koy demandé ci sunu maam Serigne Cheikh su ko deful woon Serigne Babacar Sy looloo tax mu am fitu ni su ma kaan jirul woon terewul ma doon Maodo donc ñoom li ñu comprendre mooy njureel taxul a doon kenn ku ci nekk fii ba àdduna di tukki ñi fi war a nekk ay xalifa Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp définir nañ leen ba noppi kenn ku ci nekk nag sa période mooy jot li ñu la war a jox phase de transition bi bu accès ñu jox la ko waaye nekkul ni da ngay toog di ko demander ñu la koy jox boo demander ñu xam ne moom ndax kuy jëli ñu fi jàmbur wala kuy laaj moom ku moom da ngay toog fi nga toog li la fay fekk si la nga jël doxalam donc boobu itam kàcc bu fen bu nar bu leer naññ la boo xam ni li ma wax sànq jamono weddi na ko martaba nitu yàlla weddi na ko. ñu déggaat ba tey ci wax ñu rëy yooyu mu wax mu ne Serigne Moustapha Serigne Cheikh jox ko wér te ñun ko xam Serigne Moustapha Sénégal bi yëpp wala adduna yëpp xam ko Serigne Cheikh wax jooju nit ñi mu indi ci nit ñi jaxas ci ñenn ñi. waaw moom dafa tuumaal Serigne Cheikh c'est-à-dire yi mu wax yëpp daf ci tuumaal Serigne Cheikh moo tax wax na lu garaaw li mu wax ni Serigne Moustapha ñi mu amul problème ñi ngi ci bàmmeel na bàyyi ba dem foofu mu réglé ko ba ñoom ci bàmmeel malheureusement loolu mooy réeré Serigne Cheikh Serigne Moustapha de waxuma la moom waaye ñi mu yar ñi gën a tuut féete ndaw à part man mu tilim mii de ñi si des ñëpp heure bu ñu bëggee wax ak maam Cheikh dañuy wax ak moom jusqu'à présent parce que maam Cheikh jóge fi ñoom nag xëy na ñoo gëm ne maam Cheikh mi ngi seen baam mi ngi ci bàmmeel parce que ñoom loolu lañ toll amuñu leer amuñu wilaaya amuñu xam-xam comme amuñu ñett yi nag ay nit simple yi ñu jàpp ne moom lañ jàppee maam Cheikh moo tax ñu wax loolu kon nag ñoom bu ñu waxee loolu ci maam Cheikh du ñu bett waaye maam Cheikh bu ko Serigne Moustapha Sy joxul weer est-ce que sañ na taxaw publiquement mu taxaw ni Serigne Moustapha mi moo ma gënal sama bakkan bien que loolu li mën naa am ñu ñëw ci yeneen est-ce que ku doon yonent bi doon Cheikh doon mag ñooñu ñoom nga nekk fardul jaami nekk leaderu jullit yi ci jamono boobu waxul mu leader bu ñuy topp ci ginnaaw mais ku yonent bi reconnaître légitimité bi nga yor nga jël sa bakkan di ko tayle ku dul sa njaboot est-ce que loolu xel nangu na ko bu ko maam Cheikh defoon noonu mu ko waxee kon ñu ne maam Cheikh li mu doon nekk ko li ñu koy jiiñ nekk ko donc boobu itam fen bu wér la bi ci des mooy li mbokk yi wax démb fenu fajar balaa jant bi fenk ñu firndeel say fen yàlla dogal na ni ñëw Serigne Moustapha honoré woon ànd ak ñoom ci maam Cheikh pour jël werd ba ñu ngi fi ñoom ñoo wax ñu dégg muy imam Moussa Gueye muy oustaz Khalifa Mbaye bu alhaaji Mbaye doon de Mbaye ñoom ñaar ñi Serigne Moustapha bi mu waxee maam Cheikh ba mu jox ko rendez-vous daf ko ne maa ngi la doon ñaankat su may ñëw kat ma ànd ak Khalifa Mbaye ànd ak Moussa Gueye ndax ñaar ñoom ne dañ ko jege woon jamono boobu te kenn ku ci nekk woy juróom daf ko woo ci ruq dénk leen sa dénk ko Serigne Moustapha mu ne pour honorer leen noonu nag naa ànd ak ñoom ñu jëlandoo ko waaye fa mu ko jëlee nag boobu bu zaahir bi la waaye baatin bi jëlee na ko feneen mu ànd ak ñoom ñëw nee na bisu àjjuma la woon te yor-yor la weeru koor la tombé loolu nee na ñu ngi Serigne maam Cheikh mi ngi leen jox rendez-vous fii ci këram gi nekkoon Fann Résidence ñu dem fa toog mu jox leen weer ñu waxtaan ak moom imam Moussa Gueye sax définir na ci jour boobu la maam Cheikh soloon
ak la mu soloon ba am na photo boo xam ne noonu la mel. kon loolu moom kooku weddi na ko te ñoom itam ñu ngi fi. kon loolu itam ba tey fen wu biir la rek. fen wu leer la woo xam ni démentir nañ ko ba noppi. ci ba tey ci wax yu rëy yu wax te yéeme lool mu ne itam Serigne Moustapha xamul bàmmeelu Maam Sufi yaayam fan la nekk. fen wu rëyati Maam Sufi Dem radiyallahu taala anha mi ngi génn àdduna 15 décembre 2008 lundi la tombé la ñu xëy ci mardi bi Serigne Moustapha ci convoi la ànd ak corbillard bi Maam Cheikh yónni Serigne Pape Malick moom Serigne Moustapha si mu ñëw ñoom ñaar ñu ànd ñu jëlee corbillard bi hôpital def levée du corps bi foofu ànd ak cortège bi ba Tivaouane bi ñu ñëwee ci buntu jumaa ji fa la Serigne Moustapha si wàcc ñu tegal ko chaise techniciens yi mën nañu génnee image ñu tegal ko chaise ci piiwu jumaa ji la te fa tant que ñuy dugal soxna ci di ko waajal di ko defar fa la toog moom Serigne Moustapha si Serigne sunu maam Abdou Aziz Sy Al Amine fekk leen fa Serigne Maodo si fekk leen fa Serigne Mbaye Mansour mi fekk na leen fa ak yeneen i kilifa yu ñu mënul ñoom ñëpp a nga fa woon Serigne Moustapha def moo njëkk jël kàddu ubbi jox Serigne Abdou daan nag Serigne Pam Malick la ñaan mu taxaw loolu la góor gi ñaan mu pare ñu jaar ci biir jumaa ji lañu xuus keroog Serigne Moustapha yére bu ñuul la sol pour ku ne xamul fan la jiital dem ba fa ñu waajal mu taxaw ñu toog fa denc soxna suturaal ko ci dencin bu yiw bu dal sax ñu pare ñu jël sajaada ba ñu jël ñu muur ko fa moo tax wax na ni ñoom ñoo yóbbu Ayda sunu maam soxna Ayda Dem ak su soxna Umu ñoo yóbbu lañu fa muur loolu it ay kàtt yu biir la de loolu dara du ci dëgg jour ba ñu ko dencee keroog lañu jël sajaada ba ñu fa muur li mu wax mën na nekk waaye bu nekkee jaaruñ ko ci yoon dañu ginnaaw kon dem dindi fa lañ fa defoon ca kanamu Serigne Moustapha ñoom ñu dindi fa def fa leneen kon loolu bu amee mën na nekk waaye jaarul ci yoon waaye loolu fen wu biir la Serigne Moustapha nga fa woon ba ñu dencee ba pare ñëwaat na ci buntu kër Maam Sufi taxaw fa waxtaan ak njaboot yi joxaat Serigne Pape Malick laataa ñuy dem Serigne Abdou wàccaat na ci suuf fekkaat nañ ca tànt ba kon loolu fen wu réy la woo xam ni bërki bi ma 2008 soriwul image yaa ngi fi donc moom nag lañ waroon a laaj tey ba ñuy yóbbu Maam Sufi Dem moom fu mu nekkoon ñun question boobu lañ koy posé mais bu Serigne Moustapha jarul wérante jërëjëf soxna Ayda mooy colonne vertébrale moom Cheikh loolu wax la loolu lan la ñu wax foofu. man de malheureusement bu ma nekkoon place journaliste yi ko doon interviewé dinaa ko laaj na ko définir pour lan parce que colonne vertébrale dafa rëy ci nit bu amul nit ki dootul dund bi si des moom mooy source wu nit ndax wax nañ ni nit bu demee ba faatu sax ci colonne bi la ñuy jaaree pour bindaat ko alors war nañu wax na fu ñu ko teg li si Serigne Moustapha wax ci bëccëg bi dafa leer nañ te bi ci des du waxu boppam bi si des au-delà de waxu Serigne Moustapha bi ko Serigne Abdou wax te maam Astukan wax ko Serigne Abdou au-delà de ça Serigne Abdou Aziz Sy bu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy mu tuddee ko Serigne Abdou Aziz Al Amin wax na waxu boppam boo xam ni moo gën a leer gën a sax mën nañ wax ni moo gën a nekk ay révélation ci li Serigne Moustapha indi te pourtant moom soxna ay daa ko jur ku nekk colonne vertébrale Serigne Cheikh tuuma yooyu mënul tegu ci kaw te du ay tuumam parce que réalité la lu nekk la loolu mënul nekk ki tax muy wax nag parce que nee na sax Maam Sufi Dem waaw Serigne Moustapha ni mu wax yaay boppam muy soxna Sufi nangam Maam Sufi day xamoon na kan mooy Serigne Moustapha xamoon na ko de ndax moom mooy benn doo njabootu Maam Cheikh bu ma sa tàllal ni ko nga yeesal ma ginnaaw bi mu ko tàllalee Serigne Cheikh Serigne Moustapha rek la ma sa tàllal la kooku bu ko jàppee woon doom du ko ne yeesal ma te bi mu ko koy wax boobu Maam Cheikh bi ci kaw suuf donc loolu mënul nekk soxna Sufi Dem nag yàllaa ko defoon mu nekk sang moo tax booy tëkkale da ngay tëkkale lu boobu te leer na ci li ñu fi bàyyi leer na ci njaboot yi au-delà de njaboot yi mag ñu nekk biir Tiwaawan nettali nañ ñu nii ci loolu soxna Asukan wax pour dëggal ko nii moom soxna soosu ñuy wax bu daan ñëw gàmmu si yi mu daan def mooy dafa daan jënd ay nitu àdduna la woon dafa daan jënd ay affaire ay yëf yu bëri ñëw di am ñu muy seet ci kër gi di leen ko neexale ndax Maam Sufi Dem yàllaa ngi dogal ba mu wàccee Tiwaawan mosu fa jóge bu génnee day génn dem doxi soxlaam wàññeeku waaye mosu fa génn Tiwaawan la nekk ba fa la defee léppam
mu wax ni daan na indi ay matériel ñi nga xam ne ay matérialiste lañ ci kër gi di leen ko corrompre mu ne waaye li ci neex mooy koo xam ni nitam dundam yëpp dundu daara la muy maam Sofi Dem dundam yëpp ci xam-xam la ci leer te attention li tax du moroomam mooy lan moo tax mu mën kooku mën a nekk colonne vertébrale te maam Sofi nekk bi xoolal défier bi ko maam Sofi défier keroog bi ñu koy waajal pour mu ñëw kër ci maam Cheikh ginnaaw bi mu yaroo ci kër gi ba soxna asukan tànnal ko boppam bi ñu koy waajalaat mu ñëw bi ñu toogee di wax comme ni ñuy def di muur seen di ko yab dafa ne leen jarul ngeen may wax lu ngeen ma wax rek xam naa li ma fa yóbbu te du ma fa am gàcce te dinaa fa jur sàng yi tam loolu la wax ci basan bi bu ñaareel bi mu ñëwee soxna asukan ni ko yow doo aawa Cheikh Tidiane waaye ma lay yëgal ni ñeenteel nga ci kër gi ñetteel nga ci kër gi mam Roqee Njaay mu ne ko moom mooy aawa bi man asukan mi maay ñaareel yow Sofi Dem yaay ñetteel bi kon kooku wan na ko ni doo moroomu keneen kuñ fi mën a ñëw tëkkale la ak moom doo moroomam est-ce que ki maam asukan wax ni bu ñu ko seetaanee bàyyi ko Cheikh Tidiane dinañ ko ñàkk ak kim ni ko yow man maay sa wujju ndax man ak yow ñoo bokk martaba man ak yow ñoo bokk mission est-ce que loolu ñoo yam donc loolu nag mooy li ñu wax dañuy leeralal borom xel yi ñoom nag ñooy xool est-ce que ñaar yooyu ñoo yam waaye loolu tamit fen bu biir la fen bu rëy la fen la boo xam ne dafa fës ndax li ci Abdou Aziz Sy mag moomu wax bu maam Cheikh wax dafa leer donc kon wane na ni taxawaay bi nga xam ne moom la soxna Aïda Sy amoon à l'endroit de maam Cheikh te ñoom itam loolu la ñu nàmp loolu la ñuy wane. li ci des mu wax ba tey ci waxam yu rëy yi mu ne Serigne Moustapha dafa bëgg a nekk seen kilifa ñoom par la force bëgg yilif ñëpp te wax ku nekk mu yilif la ak yooyu noonu. waaw wax na ni comme genre Serigne Moustapha dafay prôné nekk xalifa ci maam Cheikh wala nekk ñoom seen kilifa. waaw mais wax nañ nag Serigne Moustapha Sy ay njabootam dañ leen di tànn à ce moment-ci groupe d'élite bi nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaakaar moom moo leen di diriger groupe d'élite boobu nag ko am ñeenti catégorie nifaax yi ma waxoon sànq encore une fois ñeenti catégorie nifaax yi ma wax sànq te Serigne Moustapha wax ko ci bëccëg bi mu ne daara am fa kuffaar nifaaxul kuffaar nifaaxul mushrik nifaaxul munaafiq ak nifaaxul xaa'in ku ci am benn ci sa xol mënuloo nekk njabootam kon Serigne Moustapha moom moo leen soxlawul nekk si seen njaboot comme na mu amee woon ci jamonoy maam Babacar comme ni mu amee woon ci jamonoy maam Cheikh donc groupe d'élite la yor groupe d'élite boobu nekkul daf lay neex nga bokk si Serigne Moustapha bëggut a amee nekk kilifa koo xam ni yow la tax a jóg mooy sa bakkanu bopp ñoo xam ne ci boîte yi dañuy fréquente te ne ay doomu Cheikh Ahmed Tidiane Sy ne boîte yi la ñuy fréquente photo bi ñu mujjee publier mu ànd ceeg ay xale yu jigéen xanaa loolu ñun ñi Serigne Moustapha Sy yar li ñuy doyee man mi ci gën a doyee di bopp loolu jomb naa ko ku leen bëgg a gis na leen ci boîte yi gën a luxe Dakar xaar leen jarul mu leen di xaar ci kër yi lii man maa ko wax te tase nañoo ñoom ci ay places yu différent dañ leen a jéemul lijjanti ndax lijjanti leen dafay wàññi sax sunu martaba donc nañu xool ba xam ñooñu di wax loolu est-ce que Serigne Moustapha bëgg na nekk seen njaboot est-ce que Serigne Moustapha Sy bëgg na nekk njabootu ñoo xam ni bi maam Cheikh di dund la ñuy sàcc alalam luxure lañ ko toppee woon bu amee alal ju rafet ñu jaay ba ci kër parce que benn parenthèse li war beneen bu waral seen différence ak Serigne Moustapha Sy te ñu bëri xamuñu ko mooy dafa am benn kër maam Cheikh boo xam ni état daf ko soxloon pour jënd ko bi ñu ko bëggee jënd dañ ñëwoon bu ñu ko jëndee dañ koy def hôtel parce que dafa placé Serigne Moustapha ni leen loolu du ci dal ñoom nag milliards yeneen état proposé loolu lañ gisoon Serigne Moustapha ni këru Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu jaay ko jënd ko di ca def hôtel nga xam ne lu mooy yàlla bu ne mën na fa am du am te sama bakkan bi dina ci kaw suuf ñoom nag ñu mere ko ci parce que pour ñoom xañ na leen àdduna ndax ay milliards la ñu gis donc kooku nag ku alal jiital waaw nga xam ne amoo civilisation wu nafs bi mu wax sànq amoo civilisation wu roo civilisé woo sa fitra civilisé woo sa atifa ba pare amul réyu fitra teg si kooku Serigne Moustapha soxlawul nekk sa njaboot franchement donc Serigne Moustapha moo leen geddal boppam pour nekk seen njaboot nag franchement ndeysaan am na solo ak soo seetloo ñun xam nga dafa waxaat beneen wax bu rëy te ñëpp Sénégal dañoo teg seen bët complexité bi am ci diggante maam Cheikh ak Serigne Moustapha ci gàmmu yi ci conférence yi ñaanal yi ñu koy ñaanal et tout mu ñëw ne Serigne Moustapha maam Cheikh da ko génnee loolu xaw a yéeme lool nekk lu yéeme formation boobu. la yéeme gi mooy li ma wax sànq xamuñu maanaam honoré wuñu maam Cheikh
ndax maam Cheikh day bu dee maanaam dañuy wax ci nit àdduna ñu ni ci diggante nitu ordinaire boo xam ne rek nit defal na la dara soo ko foyul teraanga ji ñu ne la gore woo est-ce que ku toll ni maam Cheikh li mu yor ci ngor ba koy jàngale di ko sol nit di ko inspiré nit yor ko ci gore yor ko ci fidélité yor ko ci honneur est-ce que loolu jekk na ci moom ci koo xam ni wax naa sànq prison bi ndax rek ragg sa honneur comploté bu ñu ko mës a comploté moom moo koy dévoilé ba ña ko doon comploté dootuñu ko tam sacrifice yi mu def benn dinañ ci joxe ay exemple sacrifice bi mu def ci ñetti fan Tiwaawan événement bu rëy ndax na mu ampleur bi mu amoon ak ñi ni woon Serigne Cheikh dootul tegati tànkam Tiwaawan am na sax yu ko jiitu ca ba mu toogee absence am bu yàgg boobu ba mu war a génn am ñu jaar ci suuf naan Serigne Cheikh dafa silmaxaal lu ne ñu wax ko moom mu def yitteem ba Serigne Cheikh génn du wàccee ci Sénégal xam-xam bu dul jeex jusqu'à présent ñu di ko dundee ba ca ñetti fan yi ñëw ca ñetti fan ya ñu waajal lu ñu xam ña ko opposé woon à cette époque waajal lu ñu xam ci ni Serigne Cheikh du dugg Tiwaawan mbooleem lu xam-xam bu ñuul bu ñu mënoon a def pour Serigne Cheikh ba dugg Tiwaawan ñu def ko Serigne Moustapha li mu def mooy dafa dem loué ñaari hélico benn hélico ba ma nga ca def caméraman yi àndoon ak Maam Cheikh ak ñenn ci délégation bi ak mbokk yi leen doon gunge beneen hélico bi Maam Cheikh dugg ci ak Serigne Pape Malick ak Serigne Mansour ñoom ñoo ci duggoon mu jël hélico bi mu jëlee hélico bi pour war na leen Serigne Moustapha Maam Cheikh yàgg na ko dee ci ñii ak seen melokaan ñoom ñii ñëpp di ay frère am da dajale ci néeg ndax xamoon na ni ay complice yàgg na am ci ñeen ak ci ñiy xeex Maam Cheikh keroog daf leen a menacé ni leen maa ngi leen di waatal ni Cheikh Ahmed Tidiane hélico lay jël du dig ci oto dem daw ci tali bi dem Tiwaawan ma di leen wax ni bis bu ma yéegee ni hélico lay jël te lu dul nit ñi dañ ci teg seen bët ku ko génnee ci yéen maa ak yow dina ci jël ba kanam pour wax la fi mu toll ci moom ñu jël hélico ba dem moom mu ne nag lu ñu waajaloon Serigne Cheikh ci mbon man nangu naa pour dékk ko donc man ci cortège laay jaar ci suuf laay jaar moom mu jël ay photos daw ci route bi dem est-ce que ku la defal sacrifice boobu ci wàllu reconnaissance ku toll ni Maam Cheikh ndax loolu jekk na ñu ne am na bi ci des mooy defal na ko kër jëmb defal na ko ba muy dem Saint-Louis loolu rek ay sacrifice la yu légère bi ci des mooy taxawu bi mu ko taxawu ci kër gi parce que ñi doon commencé di yëpp Maam Cheikh bëri woon na waaye ku ko ci masal wax benn moom mooy taxaw défendre ko ba beneen yoon dootoo ko laalati def ko ay face képp muy état muy ci biir famille ci boppam muy feneen ak feneen fu ñu ko mas a comploté moom moo taxaw du def ko bi si des mooy Serigne Cheikh demoon na ba gedd nit ñi parce que li ñu ko def ci Sénégal yëpp delloo luñ ko reconnaissance bi lu dul di ko ci xeex ak di ko booleeg ay nit ñu di ko saaga mu mujj toog ci ruxam Serigne Moustapha xam ni ku toll ni Maam Cheikh loolu ëpp na taxawaay ba mu ca def sacrifice ba mu ca def yitte ya mu ca def ba Maam Cheikh génnaat donc loolu moom mooy bu fekkente ne loolu am na xaw ma fan lañ ko teg reconnaissance amul parce que mënu ko génnee mënul nekk bi si des mooy même bu ko génnee woon garaaw waaye Serigne Moustapha soxla woon Maam Cheikh ci kër xaaru ko ci kër gu muy dëkk ak moom yàlla dogal na li mu am ci ay kër yu mu mën a dëkk yàlla dogal na lépp moo ko nekkal boppam bokkut ak ñi nga xam ne dañoo toog di dem toogu Serigne Cheikh bis bu ne ñuy xëy xool ay millions yu ñu sàcc ci moom parce que ñooñu alal ji la ñu teg bët moom nag mosul teg alal bët boobu moo tax même li mu waxoon ca sorteem bu njëkk ba daan ni Serigne Moustapha toog na 3 ans yoo xam ne giseewul ak Maam Cheikh te fenam bi mujjee ko parce que ku la dàqal sa kër diggante 2012 2017 5 ans la bu dee 3 ans yi kon xanaa au moins 2014 lay nekk kon fen loo na boppam ci loolu nañu wax ban mooy dëgg ci ñaari fen yi yooyu yëpp ay fen la bien waaye bu fekkente ne loolu am na mën nañu ko d'accord suñu maam Serigne Cheikh bi ñuy miraas suñu maam Serigne Babacar Sy dafa ne soxlawuma ci moom dara li ma soxla ci moom du alal yi mu jël benn téere mu symboliser li mu soxla ci moom mu ne li si des lépp bàyyi naa leen ko moom Serigne Moustapha aussi pareil dafa ne Serigne Cheikh soxlawuma dërëmam Fatiha moo ma gënal lu ma mën a am effectivement Fatiha ba la soxla donc bu jëlee Fatiha ba ak la ci aju yëpp loolu kay jaratul mu fay demati defatu fa dara mooy fenloo beneen fenloo bi mu wax ci wérde bi ijaaza bi parce que nee na même ijaaza amu ci moom ma koy laaj lan yan xeetu ijaaza moo am ci tarixa bi wallahi xamul
sartu tarixa bi xamu ko ndax bu ma déggee muy wax arab bay wax ne sunu borom mooy ahkamul xaq xaw ma baatu arab bi mu prononcé lan la mooy li ma wax sànq xamuñu daara jàngee wuñu daara ci maam Cheikh tànk wuñu ci leeram maam Cheikh Ahmed Tidiane si ijaaza yi mu defal Serigne Moustapha nit bindalu ko amoon na ci këram mag ñu ko doon bindal ay ñoom si sa jingéen ñeneen mais yi mu defal Serigne Moustapha ñemewu ko binduloo nit moo ko bindal ci loxo boppam maam Cheikh nag nitu yàlla la su ma ko fenalee fii ma toog du ma génn place bi ma nekk te on va voir ba xam man ak ñoom kan la ci martaba bi di daal ci kawam donc loolu lépp ay fen la ay dëgg la ay sos la yoo xam ne teguwul fenn ngir rek bañ bu ñu bañ Serigne Moustapha si waaye Serigne Moustapha maam Cheikh mënu ko génnee këram ndax ñàkk bu ko génnee woon këram ñàkk reconnaissance lay nekk ci ku toll noonu te jëmm ju toll noonu li mu dajale yëpp loolu ëpp na ñu koy ji ñàkk reconnaissance. parce que moom daal da ngay yëg ne li mu wax nag amul dara loo xamante ne mën nga ci du baaraam jàpp ni li dëgg la kon ñu jeexalee ak question bi nga xam ne moom mujj ba tey ci waxam yu rëy yi rek dafa ne Serigne Moustapha danoon chantage maam Cheikh nga di nga jeexalee foofu. waaw chantage bi day nit nag léeg-léeg li ngay def gis nga li ngay wóotu boo ko amul da ngay jàpp ne keneen ka féete ca beneen côté ba moom moo la ko xañ moom moo ko jël ndax ñoom jàpp nañ ni chantage bi ñu doon def ci maam Cheikh jàpp nañ ni chantage boobu moom mooy continuer wala jàpp nañ ni chantage boobu dina jàll alors que jàllu li ñu mujjoon def lu ci am ci mujj dundu maam Cheikh dañ koo sàcc Serigne Moussa junj na ko ci détail yu wute di dem ca waxane ba di ko ginnaaw di jël ay caabe ma xaalisu maam Cheikh bi mu doon fekk à chaque fois lu mu dem di ñëw fekk mu manqué yooyu yëpp ñoom ñoo ko doon def ba dem ci ba sàcc ay oto ngir dañ koo sàcc jaay ko benn oto moom moo fi desoon te mooy oto bi maam Cheikh doon mujjee ñëwee gàmm Serigne Moustapha moo ko jëndal boppam bi ñu demee ba commencé rompat oto yi di ko jaay ba mu des boobu dafa ne boobu oto boobu symbole la mu jël ko récupéré ko boppam mu jigi mooy oto bi ngeen doon gis sunu bàjjen soxna Kinde si di ci dugg te ba Modou Kan Diop doon dawal oto ba moo doon dawal oto ba ci jamonoy Serigne Cheikh ba gu génn yu mujj yëpp bu oto ba di génn moom lañ doon jox oto ba parce que oto boobu moom moo leen dese woon boobu itam bokk na ci li di gën a yëngal seen xol parce que chantage boo koy def ci nit dafay fekk nga am loo soxla ci moom ki nga soxlawul ci moom dara loo koy chantage Serigne Moussa li mu soxla woon ci maam Cheikh jox na ko laataa mu laataa mu maam Cheikh di toog comme ni nga xamee ni lépp lu ko intéressé woon wax na ko ndax li mu wax moom accusation yi mu def pour moom à l'endroit Serigne Moussa la ko def alors que dafa manqué de respect suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane pour lan ku toll ni maam Cheikh toog publiquement di wax maam Cheikh kuy am fayda moom nga ko jëlee kuy am dignité kuy am fit ci moom nga ko jëlee ndax dina am lu ko jaral muy toog ci roq di wax déedéet lu muy wax li muy wax yëpp ca penc ma lay toog góor yëpp toog dégg ku mu neex dégg ku mu naqari dégg loolu forcément loolu lay amee loolu la wax ca Foire junj na ko ca Tivaouane junj na ko ca Saint-Louis bu ngeen amoon jom yéen du ngeen collaborer yeneen i politiciens su doon yow bu dee tiru bi ngay wax ni jox nga ko maam Cheikh joxoon nga ko yow waa ji ñoxor mi doo bàyyi Serigne Moustapha di ànd ak beneen politicien ngeen toog Saint-Louis maam Cheikh ni yéen ñi nekk ci këram yéen a ñëw di ko laaj politique bi nu ñu ciy def mu ni loolu bu leen ma ko laaj leen ko Serigne Moustapha mi ngi nii toog xanaa boo déggaloon maam Cheikh ndigal boobu war na tax balaa ngay jël benn décision politique nga ñëw nga concerté wu ak moom xanaa loolu kon moom mooy yow mi wax ni da ngaa gëm kilifa gi wala yow moom moo la jox werd te wóoruñu bu dee nee nga moo la jox werd waaye wóoruñu bu la joxoon werd bu dee xam nga li ñu wax ci ki la jox werd ci tarixa bi sa comportement bi nga war a am vis-à-vis ak moom su doon xam nga ko xanaa boobu honoré waxu maam Cheikh boobu waroon na tax doo mën a dem di collaborer ak ay état di ko collaborer ak ñoom parce que da nga yore ay milliards ñu jox la fi marché wu électrification rurale boo waroon a def marché bi ba d'abord géré la ndax ASER d'accord ñoon 100% ci marché bi ndax na mu doxee te ASER moom mooy bànqaasu nguur gi nga xam ni lépp lu jëm ci électrification rurale maanaam ñu jox àll bi courant bu doy ñoom ñoo ko chargé wu alors que bi ñu paree yor nañu fi ay articles yoo xam ni ñu nekk biir ASER ñoom ñoo ko bind pour wane ni marché bi jaarul yoon ba pare contrat bi moom matalewu ko état jàpp ko mu daw làqatu ci moom bi ci des mooy kuy chantage day fekk dafa am loo def lu jubari moom maa ngi koy laaj bi ay dossier bi ko Interpol di wër di ko topp si ba nar a dugg si Sénégal jël si ko kan moo ko protéger Serigne Moussa moo taxaw ni doomu Cheikh Tidiane si fii Interpol di ko jël du fi xam mukk
menacé état du Sénégal menacé Interpol malgré que lii lañ ko fayee waaye moom li mu ko doon def mooy li ma wax sànq sa kilifa daf ci tarixa bi dafa am loo xam ne dafa war sa diggante ak moom donc kon boobu jëmmi maam Cheikh la xool ci ñoom alors que ñoom nag sant ba rek la ñu jël ci moom donc santage bi mënul nekk yi mu wax yëpp mënul nekk fen yu rëy la ci fen yoo xam ni bassesse yi mu ci wax yëpp ci moom la dellu Serigne Moustapha amul seen jot li ñu ko wax yëpp mësul génn ba tontu leen buy def day def daaraam maintenant nag dafay doy ndax gënuñoo sell laa wax ëpp ñu xam-xam ëpp ñu wilaay ëpp ñu leer gënuñoo jub ñun ñi Serigne Moustapha yar man mi ci gën a xeebu laa wax yooyu yëpp ëppale woon ko donc mënuñu ko yar koo xam ni moom moo leen ëppale yëpp ka gën a tuuti ci njabootam ëppale leen lépp à chaque fois bu ñu jugee ndax ay affaire xaalis di collaborer ak presse hypocrite yi nekk ci Sénégal di collaborer ak ñoom pour di def seeni kii bi ci des mooy boo diiñee te ne da nga am dignité bu dara xewee kay da ngay xaar ñu interviewé la mais boo dee demandé interview parce que nee nga da ngay am looy leeral donc kooku moom mooy amuloo ca donc yooyu yëpp daal dafay wane ni rek de A à Z que ni ñoom wax ci wax ji nag wax bu garaw ay ren la def nee na Serigne Moustapha dafa am góomu xool boo xam ni du wér yàlla waroon naa def ñu mën a scanner ñeen xol yi ba xam ban xol moo ci am góom ndax koo xam ni ki ko wax na ko dem na c'est fini moom Cheikh Ahmed Tidiane Sy même bu doon dund mënatul a renoncé wu ci yi mu garaat yi mu tappal Serigne Moustapha parce que du moom yàlla moo ko def yonent bi def ko Cheikh wóolu ko ci donc maam Cheikh amul lu dul assurer transition bi te loolu la def comme ni mu ko defee parce que loolu mu wax mën na nekk mooy que ni maam Cheikh nee na ko bu doon lu may joxe la sama bopp du ma fi bàyyi say bàyyi ndaw du ma fi bàyyi say mag kon dinaa ko jël ma cërale leen waaye cër bi maam Cheikh moomu ko dañ ko dénk pour une durée période bien déterminée bu durée ba matee forcément transition dafay am donc transition bu matee forcément da ngay jox borom yëf yi boo ko joxul it yow lay wàññi te sañuloo ko ndax ci contrat bi lay bokk ñoom na xamuñu yooyu xam naa ne xamuñu yooyu na xamuñu fonctionnement wu tarixa si dégg naa ko muy wax dugg ci tarixa bi te xamu ci dara xamuñu tarixa bi ni muy demee xamul xeetu ijaaza yi am xamuñu sart yi xamuñu li war diggante kilifa ak njabootam xamuñu kàddu gi la sa kilifa wax muy ndigal boo war a assurer ak bu loo war a def nga def ko malheureusement yooyu yëpp xamuñu ndax bu ñu ko xamoon donc dinañu doxalee beneen doxalin boo xam ne du noonu donc loolu moom yi di wane ni rek lépp lu mu wax 16 minutes quelques secondes yi mu wax yëpp lépp ay fan dara bu ci dëgg te nag bu fekkente ne wóolu na boppam on est prêt na ñëw ñu toog face to face bii mën nañ ni moom wax na ñun wax nañ bu ñemee waxuma Serigne Moustapha ndax Serigne Moustapha amul jotoon franchement mi ngi ci ay farataam depuis loolu Serigne Moustapha mi ngi ci ay farataam mi ngi continuer di honorer Mame Cheikh bu nee Mame Cheikh joxul Serigne Moustapha wér tamit Serigne Moustapha kenn mësul toog dégg mu cité publiquement benn kilifa teg ko martaba jox ko martaba teg ko dayoo ku dul Mame Cheikh xanaa bu doon loolu la sax même boo dee nitu ordinaire ku teg foofu sa baay xanaa nga mën koo mën a delloo tuuti respect bi si des wax naa sànq sama biir wax ni ñoom ñoo jàppee Serigne Cheikh Baye ndax bi muy wax naan sama papaam ñoom ñoo jàppee Serigne Cheikh papa Serigne Moustapha Serigne Cheikh kilifaam la sëriñam la loolu la mas di doxalee ak moom te loolu la ñu seq aussi loolu la ñu seq leeral na ko nag nee na ki ñu laajoon ni yenente yàlla Yuusuf lu tax ay bokkam bari mu ni cër su fekkente ni ñëpp dañ koo bokk te cër ba nekkul lu ñuy séddoo kenn moo koy jël ñu jël ko jox la ko kon nag yeneen yi ñu lay eñaanee foog nga nangu leen ko donc loolu paasewul nee woon na Yaaqub bu njëkk ba moo doon wax ni Yuusufa bul nettali gént bi mais Yaaqub bu mujj bi nag li ci nekk mooy moom Yaaqub moom moo nettali gént gi publiquement te mooy sëriñ Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo toog publiquement wax cër bi Serigne Moustapha Sy amee te booba ñoom ñëpp ñu ngi toog su fekkee ci loolu la ñu fiir bu ñu sonal sax Mame Cheikh nañu dem ca yàlla ñu xuloo moom Serigne Mounirou Sarr ci boppam moom moo wax ni loo xam ne xewewul fii fële la xewee boo ko bëggee rek lee fii daa sonn te nag ñoom looloo leen sonal Serigne Moustapha amul problème mu gis Mame Cheikh ñi mu yar ku ci bëgg gis Mame Cheikh gis yéen kay yéen a ko génne beneen bi ci des rek mooy li ñuy mujjee mooy sunu Mame Cheikh laataam muy laaw benn yóbbante bi mu mujjee yóbbante ci Serigne Moustapha kan moo ko yëg ci ñoom
ki mu yónni rek ku mu wóolu la yónni dafa rampe dafa jàpp ci rampe escalier yi ndax booba tànk yi mag jàpp na ko bu daan wàcc dañ ko daan jàppale cette fois si tàggul kenn dafa jékki-jékki woo ki mi woo ba mu ñëw mu ne ko jarul nga yegg si taxawal foofu mu taxaw ci escalier yi góor gi wàcc ba ci rampe yi taxaw jàpp na noonu ni ko taxawal rek li ma lay yóbbante du yàgg yóbbante ci Serigne Moustapha la ma ko yóbbante bokk na ca ni ko bu fekkente ne ñi mu dégg ñuy wax ci moom safaan nangam ak nangam ci kër gi ci njabootam la kër boppam mu ne ko loolu jarul sonn ñoom diw la mu ne ko waaye jarul sonn mu ne ko ndax ñooñu ay yéeféer lañ mu ne ko parce que yéeféer bu njëkk mën nañ ne woon ay groupe la mais maintenant yéeféer comportement la comportement wu yéeféer yi ñu wax nii yëpp ay comportement wu yéeféer moo fekk baat bi la maam Cheikh mujjee yóbbante Serigne Moustapha ndax ñoom yu basees yañ doon def di jéem a xatal Serigne Moustapha ci kër gi Serigne Moustapha ëpp grandeur am ëpp na di fa ñëw fu ñu koy xatalee lu waay xëccoog moom mu bàyyi la noonu la mas di dundee ba muy Serigne Moustapha ba léegi donc loolu nag foofu lañuy yem nag prochaine fois nag bu amatee di nga dégg bu soobee yàlla yeneen yoo xam ne ndax ñun nag sosuñu lu ñu wax rek ñu ngi preuve yi lu ñu wax xam nañ ni am na te yow mi koy déglu en âme et conscience xam nga ni xam na mën nga réerantal nit ñi nag waaye ñun xam nañ ne xam na yi la état di manigancé yi nga séq ak état depuis loolu entreprise bi nga yor di ci nduñ njaabe yëpp xam nañ ko bu at yi ngeen di fréquenté ñi ngeen di collaboré la ñëpp xam nañ ko donc bu ngeen mayul Serigne Moustapha jàmm nag yéen tamit du ngeen am jàmm te moom dina continuer ci jàmm ndax du yëg ne yéen a ngi ko yëgul sax seen existence yëgul ne yéen a ngi dund waaye nit ñi gën a xeebu ci ay njabootam nag dinañ ko defanteeg yéen ba ngeen xam ne Serigne Moustapha du seen morom ndax ñii mu yar duñu seen morom donc loolu rek lañ doon wax ci par rapport ak question yi su ko defee ñu ngi ñaanal Serigne Moustapha si yàlla sàmm ko yàlla dëgëral ko yàlla mottalil ko mission am yàlla taxawul ko yàlla sàmmal ko lépp lu mu am sàmmal ko ay njabootu biiram ak biteem ñi nga xam ni ñoom la ñuy yaakaar itam ci ndonale ci yéen bi te ñu koy dimbali ci mission bi ñu mën cee tudd suñu kilifa suñu sang Cheikh Ahmed Tidiane Sy Maktoum Moustapha moom itam yàlla sàmm ko yàlla dëgëral ko te di ko wax ni moom bu ko neexee na toog fa mu toog rek bu soobee yàlla lépp lu war ci Serigne Moustapha dinañ ko def parce que Serigne Moustapha ëpp na ci ñun kilifa ëpp na ci ñun waajur ëpp na ci ñun papa ëpp na ci ñun lu nekk bu dul yàlla ak yonent bi amuñu ko ëpp Serigne Moustapha te moom moo tax ñu xam yàlla ak yonent bi donc loolu moom moo suñu taxawaay ci àdduna te dafay arrêté nag d'une manière ou d'autre muy état du Sénégal muy ñoom famille bi complété ñëpp dina arrêté dina dakk d'une manière ou d'autre parce que lu ñu bëgg rek mën nañ ci dem ak ñoom te quel que soit alpha finalité ba ci seeni bët lay xonkee amuñu dara lu ñuy regret donc loolu lañ ci doon wax ngeen baal ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. SBN Mourchid yéen ñi abonné gul abonné leen gaaw ba sale cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko SBN Mourchid, votre satisfaction est notre fierté.